perception dëgg. Parce que dafa am loo xam ni dañ koy jaawale xam nga dañuy naan ku nekk ak sa dëgg baat boobu d'accord ma parce que ku nekk ak sa réalité la mën a d'accord réalité boobu ci perception ku nekk la dépendre perception nag ku si nekk ak sa bos boo xam moo xam dafa subjectif moo xam dafa objectif waaye yàlla moom ak lu mënti xew c'est la vérité même kon nag moom doo ko àtte ci réalité ci réel nga koy àtte ndax moom existence am ak lépp lu mu xas ba teg dépendrul ci yow li la neex ak li la neexul dépendrul ci li nga gis ak li nga gisul dépend ci say capacité ak li nga tële moom am na xas na ba am c'est fini moo tax il faut faire la différence ci baat yi comme d'habitude gis dafa am gis-gis am dégg dafa am déggin am astafurlah dégg-dégg am c'est très important parce que dégg-dégg mooy yow ni nga déggee waaye dégg mooy sens ba ca nekk réellement c'est très important dafa jar a xàmmee kon nag foofu perception il va falloir nit paramétrer boppam de façon à ce que du nekk perception bu dépendre nag léegi ci réalité bi mu tegal boppam da koy delloo boroom ji ne ko nag léegi yaa may yore ñu dellu nag ci 9 ba ndax 9 c'est 0 xaw ma nag ba xam ngeen fi mbir yi yëpp 9 c'est 0 parce que foofu sa yaram nekkatul yaram sa xel nekkatul xel su ruux nekkatul ruux yëpp la yàlla boole def ko benn ba pare taf ci boppam ne la léegi sonnatoo man maay doxal boo gisee mana boo déggee mana boo jëfee mana loo ñaan ak lu mu mënti doon man danaa ko def loolu la mag ñi am mais gis nga ci foofu sax ngay gis différence bi xam nga ci cadre scientifique lan la ñuy am da ngay am étude am extraction am transformation ci cadre matière première gis nga foofu la mag ñi rawee ñi si des ñoom dañuy matérialiser ci sa expérience bi lañ bëgg a def substance bi lañ bëgg a créer téléporté nañ laboratoire bi élément yaa ngi ni taxaw na dajale nañ la ñu bëgg a dajale travail nañ la ñuy travailler tëjaat nañ ko nànk dugal seen poche doxi seen soxla mu jeex tàkk moo tax ku xamul li nga am xamoo ko waaye alors lu ku sàggan ku farloo koy jëriñoo noonu rek la toll. waaw ku dégg loolu. di nga xam ne ndekete question bi ñu doon posé ci rañaanu yonent bi. naan ndax ruuxam moo dem wala jëmmam moo dem. yaakaar naa yàlla wax na ni. ma zaagal basaru wa ma taxa. bu ko yàlla di wax. xanaa ka muy waxal dafa jàkkaarloog moom. beneen bi it buñ ne lahu xalbun iza naamatil aynaani lam yanami. te mooy buy nelaw sax. xolam mu ngi communiquer ak asamaan ci loolu aussi ñuy laaj ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ni impact bi lumière bi doon def ci yaramam ba température am dépassé largement bu normal bi ñuy wax ni daan na dem ba ci mujj di dem boo yëkkatee xëy lan la sax mel ni da nga koy agressé lan mooy def loolu avancée technologique kese ndax xam nga kii ràññaañu yonent bi jaaxal dafa fekkul mu comprendre li téléportation te téléportation sax dafa xewe ndax am na koo xam ni lien am ak yàlla mais yàlla sax sore na ndax yàlla ku si nekk am na lien ak yow waaye koo xam ni à travers le temps dina wax ak nit espace taxu ko wax ce qui fait que foofu avancée technologique mooy différence bi parce que ni ma ko expliquer léegi mag ñi ñoom duñu fonctionner ñun ni ñuy fonctionner seen technologie suñu bos dafa bokkul loolu leen di permettre li ñuy mën a def ñu koy def xam nga Seydina Cheikh mi ngi indi léegi
mais moom àgg na ci évolution ak développement am yaramam nekkatul ban métal la looloo koy permettre ruuxam ak na mu toll yaram bi mën ko àttan waaye comme métal moom it dafa mën a garder chaleur beneen affaire la moo tax il faut que système de refroidissement am il faut que système de refroidissement am ce qui fait que nag léegi boo dugalee beneen élément ci équation bi boo indee xëy la mu yàqu dafay déséquilibre le tout lan moo tax loolu parce que yow yaa ngi dégg laa ilaha illallah da ngaa xam moom raisonnement boobu ni muy def ci xolam da ngaa xam ban façon le organisme am di répondre ci loolu da nga xam moom signification bi loolu di am ci moom day mel ni tey nga jël sa ordinateur jékki-jékki ubbee nos programmes yépp dina chauffer c'est aussi simple que ça moo tax boo bëggee mu dalaat il faut ngay wàññi c'est extraordinaire c'est extraordinaire moo tax ni ma ko waxee rek matérialisation boobu moo tax ñu rawee ñu bëri c'est beneen affaire la daa mel ne waxtu bi mu ngi dem waaye dafa am ñu bëggoon rek am na concept yoo tudd donte ànd nga ko ci réponse mais peut-être su gënoon mën a détailler technologie boobu nga tudd ci mag ñi technologie bi lan lay doon réellement da nga tudd aussi juridiction bi expliqué nga ko mais aussi noyau humain bi nga ñëwaat ci concept yooyu beneen bi aussi am na ñuy wax ni comme da nga wax góor fii amul soxna du mat li mu war a mat am na ci ñoo xam ne amuñu woon fit mais dañoo bëgg a exploiter loolu mais lan mooy mariage dëgg-dëgg waaw foo leen bëggee ma njëkkee ko xam nga ni jamono tëddee dafa am ñuy jaawale électronique ak technologie c'est-à-dire que tey jii boo nee roue par exemple xam nga roue bu njëkk bant la woon ñu dem ba roue nekk pneu am jante loolu avancée technologique la technologie bi technologie wu roue la mais avancée technologique am na c'est-à-dire que technologie mooy bépp progrès bu am pour améliorer fonctionnement wu nit xam nga ba xam yéen a ngi comprendre li ma bëgg a wax lépp luy améliorer fonctionnement wu nit avancée technologique la loolu yëpp ci technologie lay dugg yaakaar naa boobu bon war na leer parce que xam nga mais yow mën a dégg sax xam nga nañ ko delloo ci téléphone yi xam nga tey ji ko xool Nokia 3310 xool iPhone 12 di nga xam ni différence am na et pourtant même objet bi la téléphone la mais dafa am avancée technologique ce qui fait que même technologie bi la waaye forme yi bokkuñu avancée bi bokkul compétence yi performance yi bokkutu moo tax loolu la ñu woowee avancée technologique mag ñi nag ñoom seen chance mooy comme ñoom du ñuy jaar ci processus bi nit ñi di jaar dans le sens où du ñuy def étude ci matériel bi def exploitation transformation ci matériel bi ñoom dañuy matérialiser directement boole ko ñoom fi ñuy tibbee ak fi nit ñi di tibbee bokkul ndax ñoom laajuñu yàlla question dañ ko jox seen bopp alors que scientifique yi ñëw dañoo poser question ba pare ndax bëgg yokk seen bopp moo tax fa lañ daanoo mag ñi ñoom du ñu laaj question dañuy joxe seen bopp bu ñu joxee seen bopp yàlla jox leen boppam mu jeex tàkk moo tax li leen di yàlla di baaxe ñeneen duñ ko am moo tax nu mu tuddati waaye transmission bi nii lay demee mag ñi dañuy créer seen technologie buñ ci paree jox malaaka yi ñu fo malaaka yi yore ko buñ ci demee ba beneen war a wàcc ñu jël sànni nit ne ko nit am nit focc ba pare yaakaar ne moo rey golo yépp
c'est tout. fekk na am na ñu nekk ci seen biir di dox ak loo xam ni waxuma la bombe nucléaire waxuma la bombe H waaye bombardement kinétique sax du moroomam. noonu rek la toll moo tax li ma wax sànq rek ku xam li nga am da ngay sant yàlla ah yàlla yàgg xam ki ñu am mu des ba waaw xam naa foog ñu def nànk nag waaw yéen a ngi réew waaye lu sérieux laay wax ndax xam nga question yi ma posé sànq lii laa xamoon ni moo ngi ñëw moo tax il faut ñu def nànk ndax xam nga waxuma la sax ci cadre xel waxuma ci cadre ruux waxuma ci cadre jikko ak ni nga war a jëflante ki nga war a jëflanteel waaye xanaa xamoon ni incompatibilité ADN sax dafay am ci diggante góor ak jigéen. Ce n'est pas pour rien que ovule di def sélection ci spermatozoïde noonu la jigéen war a def sélection ci góor war a def sélection ci jigéen waaye nag il faut faire très attention lan mooy góor lan mooy jigéen. gis ngeen loolu du problème mu appareil reproductif bu leen juum nag dugguma ci cadre yenn yëfi dof ci nit ñi indi léegi loolu taxuma wax. waaw gannaaw ba nga amee la nga war a am ci sa cadre physique am na loo xam ne foog nga dajale ko ci sa cadre mental te mooy il faut que nga comprendre sa rôle ci àdduna lan la ndax ñoo ngi wax droit mais góor gi jàngal nañu ni droit balaa nga ko revendiquer matal sa devoir c'est très important kon nag góor balaa ngay nekk fii foog ma takk foog ma def lii foog ma def lële est-ce que sa devoir ci sa bopp matal nga ko. est-ce que yar nga sa bopp ni nga war a yaree sa bopp est-ce que tàggat nga sa bopp ni nga war a tàggate sa bopp est-ce que paral nga sa bopp ni nga war a paral sa bopp moo xam ci yaram la ci xel ci ruux ak ci xam-xam yii yëpp il faut mu mat boo ko matalee pour sa bopp nag léegi nga doogay waajal sa bopp pour ki nga ko war a séqal ëllëg moo tax ku yaakaar ne affaire yi bon foog ma takk rek la mais comprendre li xew ndax xam ngeen lenn am yàlla bokk na ci kam gën a jéppi ci àdduna ku dugg ci dara indaale ko ba pare génn ba ko ca xaw ma ba xam yéen a ngi dégg li may wax ndax gis nga sëy nekkul rek dama bëgg kii sëy nekkul rek kii dal na sama xel sëy nekkul rek dama sentir ni jot na déedéet jot gi ci sa yitte la aju te beneen bi du yow yaa koy tànn yàlla la koy tànnal c'est aussi simple que ça moo tax cofeel bokkul ak mbëggeel bokkul ak nobel mbëggeel ak nobel day weesu xemmeem day weesu yooyu yëpp day weesu taar day weesu waaye boo jëlee sa bopp dénk yàlla ne la d'accord mu xool di dox ba dajee koo xam ni dëppoo nag yow ci cadre yëpp mu ne la mu ne sa xol kay seet si kii nga xool ba xam bu seetee seet ne ko kii de sama xel dal na ci mu dem seeti kële ne ko kay xool kii ne ko kii sama xel dal na ci mu ne kon bàyyi leen mag yi si des moo tax xutba ci jàkka yàlla moomu ko penc maa ko moom pour wax ni ñaar ñii yàlla garantir na seen diggante kon nag keneen ku ci bëgg dugg yàlla ngay amal affaire lu jara bàyyi xel la mais gis nga ni ma koy waxee xam nga yàlla boo ko dénkee sa bopp dénk ko sa diggante ak nit ñi bu la nit ki bëggee war moom du la war c'est aussi simple que ça kon nag ku ko bëgg a def yëfi taf-taf dugg taf-taf génn taf-taf rek noonu doo nga la toll waaye ko jël yàlla mi nga xam ne du jeex du xaaj
du wàññeeku nga jël sa lépp jox ko jël sa xol jox ko jël sa tey jox ko jël sa ëllëg jox ko billaahi dina la boole koo xam ni tey ëllëg ak gannaaw ëllëg yaa ngi mooma. kon nag bu leen ko yàkkamti bu leen ko yàkkamti gis nga boo leen matee pare ci seen bopp def ci li ngeen def ci seen bopp choix du doon problème choix du doon problème parce que ngeen di xëy rek ki war a taxaw seen kanam taxaw seen kanam et puis c'est tout noonu rek la toll. waaw dafa mel ni leer na de c'est aussi simple et compliqué kon nag d'après développement yi mu def normalement balaa ñu ciy xalaat sax dañoo war a bàyyi ba université bi jeex fekk ñu jàng dimension physique xam lan moo ko ëmb jàng dimension mentale xam lan moo ko ëmb jàng dimension spirituelle xam lan moo ko ëmb soog a commencé nag processus bi. exactement ndax xam nga foofu sax xam nga thème bi dafa laaj dégg de la perception au perfectionnement xam nga déjà yaa ngi ko indi sànq ci benn question perception boobu ñuy tudd fan la aju ki nga xam ni comprendre loolu fan la aju mais kon est-ce que perception dana leer kon nag doo ko dégg ci wolof ci perception perfectionnement yaa ngi ko dégg diggante gëm sa bopp ak xam sa bopp ndax balaa nga ne naam ne fa balaa perfectionnement boobu di am il faut nga am une image claire boo amee une image claire ngay doogee xam ah mais xanaa du ko nekk boo soloo ba pare balaa nga génn di nga seetu ah boo seetuwul léegi di nga génn ñëw seetu boo demee ñëw seetu nag gis lu dal sa xel nga ne ah kon baax na boo demee ñëw gis lu dal nga ne ah kon man ndeke nii laa génnee muy musiba kon nag balaa nga ne naam ne fa balaa ngay sonal sa bopp ci yenn xamal sa bopp ba pare jiitalal sa bopp ba pare sonal ci sa bopp ba pare leneen dog ciy tegu ndax bu nit matee yoon leer. développement yooyu aussi dafa am lu muy leeral mooy li nga wax ni yàlla soxlawul 7 milliards. mais yàlla dafay trier dafay def sélection. loolu moo tax aussi remède standard du am. ndax kenn ku nekk ak say outils ak say paramètres. ndax dafa am ku ko doon laaj naan ndax fi ngay jógee ci état bi pour évoluer ndax mën nañ koo tënk ci 5 ans wala nangam ma ne ko kenn mënu koo tënk ci waxtu. ndax it mbir la moo xam ne ça dépend de chaque individu. muy laaj aussi. logiciel yeeg application yi ñuy installé te léeg-léeg virus yi di ko attaqué nan la ñuy def ba am antivirus ak yan mooy virus yi ak nan la ñuy defee mise à jour bi nee na maa ko wax waaye man maa ngi koy laaj est-ce que maa ko wax est-ce que duñ ko jox borom yëf rek waaw xam nga waxuma sax ci cadre logiciel la yoon ak loolu sore na nit dina àgg ci xam boppam ak maîtriser boppam feebar bu ko neexul lu ko daanal xam nga lu tax loolu li nga wax léegi lu universel lu standard amul mën nga am ay effets similaires waaye du bokk boo bàyyee xel loolu mais lan moo tax ñuy wax MacBook lu tax ñuy wax mënul am virus c'est parce que dañoo comprendre technologie bi virus yi ñu miin du pour Mac OS pour Windows la système yee bokkul waaye Mac OS am na virus yoo xam ne foofu lay dox te du dox feneen gis nag boo bàyyi xel principe boobu pour nga comprendre li may wax dafay yomb bu fekkee lu standard amul kon système standard amul nit ki bu sonnee ci boppam système personnalisé la fay am bu amee système personnalisé la nag lu dul virus personnalisé du ko atteindre moo tax moom mooy xool lan moo ko neex mu dal ko lii yëpp ci yar sa bopp ak xam sa bopp c'est ça gis nga nag ku bëgg a foog ne affaire yi est logiciel universel demeewul noonu ay différence la bu ci nekk dañ ko tëgg pour chaque système bu ci nekk ak objectif am
ak ay capacité ak ay performance am waaye nag problème bi mooy bu fekkee da nga bëgg dépendre ci antivirus pourtant sànq rek laa koy wax avant ñuy ñëw antivirus a gën a wóor di ci ordinateur ndax virus boo am fa lay jaar c'est ça te lii nekkul rek lu ñuy wax nii ma wax ko expérience bu ma def la ça va faire bientôt plus de 10 ans ordinateur bu moom aussi am li may njëkk def désinstallé antivirus bi la te yàlla xam ne mosuma am problème kon nag nit même principe bi la antivirus déjà kan moo la ko jox est-ce que kii la ko jox xam na li muy def bu xamee li muy def est-ce que xam na ci yow mi mu koy def est-ce que dëppoo nag yow moo tax am kilifa am solo moo tax am kilifa am solo de dellu ci li ngay wax sànq ci baatu frigo bi amal frigo bi gën ci àdduna amal prise bu rafet bu la Senelec branché wul amoo courant waaw ma ngoog kon nag booy uti abonnement di uti contrat da ngay dem fekk koo xam ni courant du coupé noonu rek la toll ah. waaw xam naa ñu ngi jëm ci question yi mujj doyen Serigne Ndiaye. su duñ la jox rek nga posé ko directement. ñëwal. waaleykum salaam wa rahmatulah. Serigne. Il y a quelques années waxoon naa la j'aime bien ton style. Est-ce que tu te rappelles. yaa ngi koy fàttaliku. dama ñaanoon. Habib. bërki démb. ni ko mu may ma quelques minutes. tey. ma wax ci li ma xam. ak ci li ma yëg. ak ci li ma bëgg. xam nga yow tuwaar fakal la. dama gis. 1965. man maa ngi nekk CE2. CM1. ñuy fête indépendance. ñuy fête indépendance. Sëñ Moustapha mi ngi am ay 12 ans 13 ans. mu dajale ñetti école principale arabe yu Tivaouane. pendant des jours. mu leen di defarloo ay entraînement gymnique. 12 ans. Tivaouane préfet. ci route nationale bi. ak toutes les autorités. ak Massamba Sall. nga xam ne bu du woonoon a nekk damel. Sëñ Moustapha. ñëpp yi jaar. ba école yi war a jaar préfet. non commandant lañ doon wax. mu ñëw ñëpp jóg taxaw muy def loo mouvement gymnique. élèves yi. ñëpp jóg tàcc mu jàll 12 ans. ñu ànd def kermesse. ñu ànd dem nawetaan xeex. ñu ànd dem tool. ñu ànd war sare. jëli mat. 2002. soxna Fatima. gën a nekk ndaw. ñu dund benn expérience. bu ñu sa baay defal leen ko. pendant 4-5 semaines. li Cheikh El Hadj Malick defaloon njar ne ña mu am. yaa ngi ree parce que xam nga la nga fa daj. man mu defal ñu ko chaque semaine mu baax a ñu ñetti fan. Khalifa Fall mi ak ñam daan àndal kon ñoom duñ mën a woon permanent dañuy fekk ci dernier jour bi ak conférence bi. Fatima soxna muy nettali naan waaw man ma war a sangu mooy duy ca temb de parce que ca àll ba la ñu dem. loo soxla yaa ko utal sa bopp. nee na après ñu dem uti suñu ngeer kii nii fexe ba nit ñi duñu gis bu ñuy sangu parce que booy sangu si am. yaa ngi
yaa ngi jàkkaarloo ak asamaan yaa ngi fàttaliku ñii bi sëriñ ñii bi ci gunóor yu bari yi yaa ngi koy fàttaliku de ñii bi gunóor yu bari yi ak intempérie ba ñu fa fekk ba ngay def ni gunóor yi te nga mujj sax def ni ma téye benn baat ba léegi sëñ Moustapha wax ni dafa commencé rek ni mi ngi la bëggoon wax sax ni nga yëkkati sa loxo mais wax na la ko parce que maam dafa toog teg loxoom ni ci coono bi gunóor yoo xam ni fa ñu nekk àll la boo xam ne bi sëñ Moustapha di wax ni maa ngi ko bëggoon wax sax mu yëkkati loxoom mais wax na ko te wax nañu ko ci tenue il n'y a pas de tenue sans retenue il n'y a pas de tenue sans retenue ndeysaan booba ndeysaan métti woon na de boobu waaye mën a xoola ñu ngi mel ni safara ci moom avec beaucoup d'affection ma ne kon yéen fi mu war a jaar ak yéen jaar na fa ndax foofu lañ ko jaarale